ak senevision.com, la crédibilité notre credo. senevision.com wóor la ñuy tëggoo. senevision.com kumpa tàggoo nag yéen. kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci site bi. jërë ngeen jëf mbokk yi safoo rajo Futur Média 98.4 kaddu gi di bàyyeekoo fii ci diwaan bu Mbacké ñoo ngi am mbégte di ànd ak yéen comme tous les samedis ak seen émission bi lee di géew bi ñuy amal ci rajo Futur Média 98.4 kaddu gi di bàyyeekoo kon ci quartier Palène ñoo ngi am mbégte tey di ànd ak waa ONG Fondation 221 mooy kon suñuy invité ñu ànd ci ak Serigne Moustapha Fall chargé de la petite enfance bu ONG boobu ak Serigne Mbacké Madina Cissé coordinateur national Fondation 221 ñu leen di gërëm bu baax a baax ci wuyu si bu ñu wuyu si waaye également di leen jox ñu nuyoog suñu auditeurs yi Moustapha Fall Madina Cissé honneur au président xam na président bisimilah salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum Zo maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi leen sant maa ngi nuyu sama mbokk yi ma toogal ci plateau bi muy Serigne Moustapha Fall chargé de petite enfance bu Fondation 221 maa ngi lay nuyu yow également ak maa ngi lay nuyu yow également ci dalal bi ñuy dalal fii ci émission géew bi. waaw Moustapha. salaamaaleykum Jo maa ngi leen nuyu di leen jaajëfal ci invitation bu ngeen ñu invité. di nuyu également suñu kilifa ñun ñëpp muy le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bachir ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi. di nuyu également Serigne Cheikh Jëmb Fall khalife général des Baye Fall ak waa askanu Baye Fall yëpp. di nuyu sama coordonnateur bi ma nekkal fii mi nga xamante ne tey moom moo nekk sama co-débatteur ñu ñëw pour waxtaan ci Fondation 221. ñuy xaarandi également suñu ñaari chroniqueurs yi bokk na ci Babacar Samb léegi mu egg si ci li nga xamee mooy studio bi mais balaa ñuy commencer est-ce que mën nañu defal présentation bu gaaw ci li nga xamee ne moom mooy fondation bi fan la jógee kañ lañ ko sos kan ak kan moo ci bokk pour nit ñi gën a miin fondation bi parce que ñoo leen gis ci à travers plusieurs actions mais xamuñ exactement de quoi il s'agit. waaw Jo soo ma ko mayee mën naa ñëw ci de façon très rapide comme ni nga ko waxee. ci Fondation 221 ci création bi ak ñan ñoo ko composé. Fondation bi dafa nekk benn kuréel goo xam dañ ko taxawaloon en 2014 aux États-Unis ki ko taxawaloon foofu tamit mooy benn jeune sénégalais bu fa nekk di doomu dëkk bi tudd Moussa Niang. li taxoon mu taxawal ko également dafa toog mu xool mu ne man kat yàgg naa fii am naa benn carte d'adresse boo xam ni war naa ko mën a bénéficier au Sénégal. au lieu que mu nekk loo xam ne dama koy yemale sama bopp ak sama famille damay créer benn mbir moo xam ne dinañ ci mën a dimbali waa Sénégal ci contexte boobu la ne moom kat woo ñi mu nekkaloon yenn sénégalais yi nekk foofu ak ay doomu américains yi nga xam ne ñu ngi foofu ñu taxawal lu mel ni ñuy wax Fondation 221 mu am reconnaissance au niveau des États-Unis fondation bi tamit muy dox ba ci kanam ñu indi ko Sénégal boole ko waa Sénégal doomu sénégalais yi nga xam ñoo nekk fii ci réew mi ñu ànd ak moom di liggéey boobu nag ànd ko ay ndaw yu xarañ ci domaine d'activité yëpp am na ay médecins am na toutes les corporations am na ci biir fondation bi loolu tamit bi ñu ñëwee ñu ne carrément dañuy liggéey pour lu jëmal Sénégal parce que Sénégal dafa nekk benn dëkk boo xam ne nii tout est à refaire mu nekk dëkk boobu dafa nekk en chantier. ñu ne nag pourquoi pas ñun tamit ñu boole li ñu am ak as néew def ko ci pour indi njëriñ askan bi. dafa transversal wala ci domaine santé kese parce que di leen gën a farataal ji gis ci domaine santé la wala yéen a ngi laal domaine yëpp. waaw fondation bi dafa transversal certainement parce que domaine santé mooy domaine bi mobiliser plus de fonds ak plus de communication moo tax à chaque fois nit ñi moom la ñuy dégg. donc loolu moo waral ñu gars yi gën a xam ci santé mais am nañ ay domaines d'activité yu bëree bëri domaine d'intervention également. comme par exemple lan santé par exemple dañ koy def. comme ni nga ko waxee dañuy def social purement social comme par exemple parce que loolu lañ njëkkoon a commencé mooy maanaam ay tabaski ay korité di assister les nécessités. bu ñu jógee fa également ñu créé beneen kii boo xam moom la tudd la petite enfance bi may gérer boobu dañuy jël les orphelins xale yi nga xam ne nii de 0 à 12 ans. ñi nga xam ne soit dañu ñàkk seen benn waajur bu góor soit dañu ñàkk seen waajur bu jigéen soit ñu ñàkk ñaar yëpp
ñoom la ñuy assister leen jox ay bourses yoo xam ne ça va permettre di leen seen njàng mu mucc ayib également ñu ciy faju beneen affaire bi ñuy defaat tamit mooy adduction d'eau parce que soo xoolee soit Sen'Eau moo fi nekk SONES moo fi nekkoon léegi Sen'Eau moo fi nekk mais day am ay gàllankoor yu bëree bëri la demande était très forte bi ñu ko constaté ñu ne kat kon dinañ créer beneen pàcc bu ñu tuddee adduction d'eau di ci def ay teen depuis bi ñu ko commencé ba léegi def nañ ci teen yu bëree bëri ba peut-être loolu dinañ ci ñëwaat au cours des débats beneen axe bi nga xam dañ ci indi mooy dans le domaine de l'éducation fii ñu xool ne éducation bi tamit nekk na benn volet boo xam ni c'est fondamental ñu ne dañuy jël créer benn team ñu tudde ko IML institut mobile de leadership boobu noonu tamit ñu ciy def liggéey bu mucc ayib donc je pense entre autres axes daal yooyu moo nekk les axes d'intervention yi nga xam ne nii fondation bi actuellement mi ngi ciy dox. lu tax Mbacké la siège social bi wala ñi fi nekk dañ te bokk ci biir fondation bi dañoo bari le Mbacké moo tax pratiquement ñu koy dëkkale Mbacké dites-moi le rapport avec Mbacké. bon comme je l'ai dit tantôt xam nga mbir moom ki koy sos souvent fa mu dëkk da ciy am benn particularité bu mag bu ci am parce que mbir boo ko sosee tamit dëkk fenn bu baaxee waa dëkk bi dañ ciy jàpp donc soo gisee waa Mbacké jàpp ci bu baax a baax wala mu fës si Mbacké c'est parce que ki ko créé également Mbacké la juddoo. il est de Mbacké. Ok mais n'empêche am na ñi ci bokk dëkk yëpp lañ dëkk non seulement au Sénégal am na en France am na dans la sous-région en Côte d'Ivoire am na fa bientôt également dañuy dem déployer ci yeneen dëkk yi. am na également aux États-Unis donc pour dire que ne du Mbacké rek la am ñi ci bokk nekk Sénégal également am nañu dëkk Joal am nañu dëkk Thiès am nañu dëkk Dakar et cetera et cetera. Ok c'était juste pour nous permettre ñu mën a camper débat bi ak présentation bu ONG Fondation 221. 221 bëggoon naa xam c'est peut-être le code téléphonique noonu lañ créé tur bi peut-être juste en rapport avec le code téléphonique du pays wala lan la. Fondation 221. boo nekkee bitim réew. je pense que ku nekk am nga indicatif c'est-à-dire boo defee 221 ça renvoie directement au Sénégal loolu moo taxoon bi ñu koy créé comme États-Unis ko créé ñu def ci Fondation 221 muy renvoyé au Sénégal. C'est quoi le bilan depuis 2014 bi ñu sosee li nga xamee ne moom mooy kuréel gi def naa tàmbalewul rek nekk une ONG ça a migré peut-être d'une association vers une ONG depuis 2014 ba léegi yan action ngeen réalisé action d'envergure bien sûr yoo xam ne nit ñi mën nañ ci teg seen bët. donc pour cette question damay bàyyi le coordonnateur également moom tamit mu indi ci ay leeral donc Serigne. waaw salaamaaleykum. Serigne Madina Cissé. zo comme ni ko Moustapha Fall waxee rek bon Fondation 221 ONG Fondation 221 dafa nekk benn fondation ba nga xam ne nii comme ni mu ko waxee sànq suñu président bi nga xam ne mooy Moussa Niang nekk États-Unis moo ko créé ànd ci ak ay ndawam yoo xam ne nii tey ñu ngi ci Sénégal comme Moustapha ni mu ko waxee rek. Fondation 221 dafay yëngatu ci volet yu bëree bëri wax na ko sànq lu ci mel ni ci santé sociale petite enfance adduction d'eau ak éducation bon comme ni ma ko laajee Fondation 221 depuis 2014 mi ngi yëngatu ci yooyu yëpp waaw lu ci mel ni santé def na ci liggéey bu am solo. Social aussi def na ci liggéey bu am solo bon peut-être dama xamul ndax dañuy dugg directement ci réalisation yi ñu def bëggoon nañu am quand même benn idée ci réalisation yi am solo yi ngay wax ni moo xam Mbacké la moo xam fu mu munti nekk au moins pour ñu am idée ci li ngeen di liggéey. dina ci woon am solo. waaw su fekkee ne bon comme ni ko sëñ Moustapha waxee ci côté santé parce que santé dafa nekk bànqaas boo xam ni tey. bu am solo la ci réew mi Fondation 221 jël ko jiital ko teg ko ci ponk bi nga xam ne tey jàpp nañ ne yeneen ponk yi am na solo mais ponk bi nga xam ne tey moom la gën a amal solo ndax boo seetee nit ku wérul moom yaakaar naa ne di nga néew looy jëriñ sa askan di nga néew looy def moo tax Fondation 221 comme ni ñu ko xamee au niveau national comme ci sous-région bi def na ci ay liggéey yu am solo ci côté santé ci hôpital yu comment dirais-je bari moo soo xoolee lu ci mel ni hôpital enfant de Diamniadio
fondation 221 dem na fa jox leen benn conteneur boo xam ne nii ay matériel ay dons yoo xam ne ay consommables la médicaux bu toll ci valeur u 264 millions. lu ci mel ni Albert Royer fondation 221 aussi dem na fa ba tey ci conteneur yooyu nga xam ne dafa ànd ak ay consommables médicaux yu toll ci 291 millions. xam nga bu ci mel ni tamit centre de santé Pikine Ouest ci 490 millions. Hôpital Rufisque dem na fa comment dire également ci même lancé boobu noonu ci lu toll ci 267 millions. Hôpital régional bu Matam tamit dem nañ fa 314 millions. Touba Xalansar tamit ñëw nañ fa ñu ànd fondation 221 ànd ko ak Touba sa kanam de passage ñuy nuyuwaale sëñ comment dire Abibou Mbacké ak sëñ Mourou Mamoun Mbacké mi nga xam ne mooy jëwruñu fondation 221 conteneur boobu bu ñu koy yóbbu ñoom lañ ci comment dire àndaloon. soo xoolee tamit dem nañ Ziguinchor ñëw nañ Dakar fi Philippe Maguilène Senghor ak 251 millions. dem nañ Samu municipal 256 millions. ñëw nañ ci commune u Linguère 267 millions. dem nañ Thiadiaye 255 millions. ñëw nañ Tivaouane 436 millions. ñëw nañ commune bu comment dire HLM ak 380 millions. ñëw nañ district sanitaire bu Mbacké ak plus de 400 millions. ñëw nañ tamit ci département Salémata ak plus de 421 millions. soo xoolee fondation 221. xaalis bu bari la. waaw xaalis bu bari la def ci côté santé. collecte bi nan lay demee fële. da ngeen am ay partenaires yu am matériel bu disponible wala comment ça se passe la collecte fële. waaw comme ni ma la ko waxee rek fondation 221 ci suñu njiit ak suñu njiit Moussa Niang moom mi nga xam ne mooy président fondation 221 dañoo am ay partenaires yoo xam ne wax dëgg yàlla partenaires yu am doole yu nekk au niveau des États-Unis d'Amérique yoo xam ne tey am nañ confiance ci suñu président Moussa Niang am nañ confiance ci fondation 221 ba tax na liggéey bi fondation 221 di liggéey ñoom dañ ci gis seen bopp. moo tax ba tax na généralement ñun suñu demande yëpp daanaka dañ koy réussir à 100%. ok bi ngay lim dégguma la nga wax don bi ngeen def au niveau du centre de santé de Mbacké maa ngi nuyu Babacar Samb xam naa ne ma koy bàyyi après mu relancer le 22 novembre 2019 am na don bu 443 millions je crois boo xam ne jox ngeen ko le centre de santé de Mbacké te dégguma nga lim ko. waaw pourtant lim naa ko. xam naa ne peut-être ni ma ko limee moo gaaw. joxe woon nañ fii comme ni nga ko waxee le 22 novembre le 22 novembre 2019 joxoon nañ benn don boo xam ne mi ngi tolloon ci 443 millions. waaw genn wàllu milliard boo xam ne ñëwoon nañ ko ci district sanitaire bu Mbacké. ci ay matériel. waaw ci ay matériel yoo xam ne nii. ay matériel lourd la c'est-à-dire ay équipement ak ay consommables. yéen dons yi boo leen ko joxee ci structure sanitaire yi est-ce que da ngeen assuré wu ne dem na fa mu war a dem ci dons yi ngeen jot a joxe yëpp est-ce que am ngeen assurance boobu. waaw généralement parce que ñun dafa am loo xam ne ñoo ngi koy dégg di ko ruumandaat peut-être on va y venir mais dama bëgg a xam nan ngeen di liggéey ak structure sanitaire yi. waaw zo foofu noonu posé nga ma fa question bu am solo boo xam ne tey jàpp naa ne comme ni nga ko waxee ñi ngi koy dégg ñu ngi koy romandaat te jur na coow lu bëree bëri généralement fondation 221 yaakaar naa ne li ma la fi limal fii yëpp ci Sénégal nga xam ne dem nañ fa joxe fa ay dons nga xam ne tey dem nañ fa joxe fa ay dons yi fa joxe yëpp wax dëgg fa yàlla sant nañ ci yàlla parce que ni nga xam ne suñu ay règlement intérieur fondation 221 tegee ni ñu ko bëggee à travers le Sénégal dons yi ñu joxe yëpp am nañ ci suivi. am nañ benn équipe boo xam ne ni tey dañ koy teg bu ñu joxee don ba pare dafay am benn équipe boo xam ne ni dañ koy teg boo nga xam ne mooy suivre matériel bi ànd ko ak hôpital bañ ko jox wala district sanitaire bañ ko jox. je crois que ci Sénégal yëpp amuñ benn jafe-jafe fi ñu am jafe-jafe rek mooy fi nga xam ne ni mooy Mbacké gi nga xam ne ni tey moom lañ dëkk suñu président Moussa Niang mi nga xam ne moo créé fondation 221 juddoo fi jàngee fi. man Serigne Mbacké Madina Cissé en tant que coordonnateur national 221 màggee fi juddoo fi jàngee fi ak ñoom Serigne Moussa Fall ak ñi ñu ko àndal ñëpp
don bi ñu joxee Mbàkke rek la ñu am ay jafe-jafe yoo xam ni tey bon kenn mënu ko expliquer. mais sëñ Mbacke si cadre boobu maa ngi jéegul di nuyu sax avant tout may commencer Moustapha Fall ak sëñ Mbacke ak soxna Sophie waaw dons yi mel noonu en général bu ko gars yi joxee dañuy wut huissier mu constaté ko xool ko pour mu mën a am suivi moom moo fay teewal aussi tamit askan wi est-ce que yéen da ngeen faral di ànd ak huissier da ngeen commettre benn huissier. waaw Babacar maa ngi lay nuyu di la sant yow yàgg nañoo ànd ci fondation bi. laaj nga ma question bu am solo mais Babacar. daf ci am loo xam ne nii jàpp naa ne jarul huissier parce que loo xam ne askan wi yëpp dañ ci teg seen bët autorité yëpp teg ci seen bët préfet ñëw taxaw maanaam képp kuy kilifa ci dëkk ñëw teg ci seen bët ñun dafa am nu ñuy faral di liggéeyee généralement ma jox la exemple rek bi nga xam ne moo ci mujj bi nga xam ne barki Dembo Ndiaye la motagul sax weer don bi nga xam ne nii jox nañ ko Diourbel ci présence su ministre de l'emploi su ma jumul Dame Diop ak ñeneen ni ñu koy defee bu ñuy ñëw dañuy ñëw ñëpp taxaw autorité yëpp taxaw xam nga médecin chef ba fa nekk ci région ba fa nekk wala ci département ba mu nekk ñëw taxaw andi ay comment dire ay médecin am kenn ku ci ne nga xool la nga xam ne structure ba nga nekk soxla nga ko yaayoo nga ko nga jël ko dem équipe fondation 221 teg seen équipe boo xam ne nii suivi ñu ànd ko ak ci liggéey boobu yaakaar naa ne don boo xam ne ni tey ci askan wi la jëm population bi ñoo ko soxla ñoo ko jëriñoo pour waa Mbàkke la yaakaar naa ne loolu tey jarul ngay andi ay. mais beneen mbir aussi am ñuy xool mooy par exemple kilifa gi nga xam te ne moo jiite centre de santé bi moom it est-ce que don yooyu dina ko arrangé maanaam est-ce que mën na fonctionnel si par rapport ak centre bi est-ce que yéen it loolu essayé ngeen ko ba mu leer na lii c'est fonctionnel dina dox. parfois mën nga may doon mais aussi tamit li jo waxoon sànq suivi bi mooy am solo quoi. déjà ci question boobu est-ce que lan mooy seen problème au niveau du centre de santé de Mbacké aussi on aimerait savoir. léegi ci question boobu noonu Babacar wax dama ci bàyyi Serigne Moustapha Fall mu andi ci tuuti ay leeral. lan mooy problème bi exactement. bon Babacar merci beaucoup ci laaj bi je pense que d'abord il faut ñu préciser benn affaire peut-être fondation 221 am na nu muy doxee noo xam ne peut-être am na ñeneen ñuy def doxaw ñu noonu li ñuy doxee par rapport ak dons yi benn la maanaam duñ ñëw rek ne waa Mbacké dañ leen indil ay beeke alors que ñoom ay lan lañ soxla loolu c'est un l'autre chose également c'est que ñu ñuy doxee mooy dañ lay laaj lan nga soxla nga def sa expression des besoins te ki koy def mooy kan c'est le médecin chef de poste moom mooy def ne carrément ñun soxla nañ nangam c'est sur cette base là la ñuy jël ñu alloué la li nga ñu laaj suñ ko mënta yokk duñ ko wàññi te à chaque fois que de besoin dañ koy yokk donc suñ procédure bi ñuy joxe dons yi noonu lay demee duñ fekk ku xam ne ni day soox ñu jox ko leneen li nga laaj rek lañ lay jox. maintenant loolu à chaque fois dañu am attestation de don am acceptation de don am lépp parce que yooyu yëpp si structure bi lay jógee mais du question que da ngay ñëw rek comme ni ko ñenn ñi defee parfois. indi ay forcé mbalit indil te li ñu indi la plupart également moo tax question bi soo posé woon sax moom solo mooy xaalis bi bëri na ak ay partenaires certes bëri na mais dañoo am ay partenaires yoo xam ni à chaque fois et ils nous font confiance parce que ñoom dañuy ñëw indi leen ay papiers yu leer yu légal yoo xam ne nii exemple de toute vice ñu dem ne leen lii moom lañ soxla ñoom ñu exécuter ko à la lettre donc ñun tamit bu ñu indee suñu matériel dañuy soxla après mu am un suivi. parce que le suivi ñan ñoo koy def on a un comité de suivi boo xam ne ci fondation bi lu bokk à chaque fois bu ñu joxee donc dañuy mettre en place ce comité là qui est chargé de suivre procédure bi ba korog ñu koy ventiler fi mu war dem yëpp chaque poste de santé bu district bu ñu dem également ñooñu matériel bi ñu indi c'est day couvrir presque kii yu bëri quoi poste yu bëri day polariser maintenant il appartient au médecin chef mu ne moom au niveau de son si district am lii la soxla poste de santé tel lii la soxla ku nekk nga jël li nga xam ne loolu nga soxla nga yóbbu ko tout sur devant le comité de suivi de la fondation 221 loolu moom le comité moom sa présence elle est obligatoire tout au long du procédure de la procédure autant pour moi loolu moo tax nag bi ñu ñëwee Mbacké problème bi ñu fi am rek mooy problème boobu lañ fi am Mbacké mooy matériel bi ñu fi joxe jusqu'au moment où nous vous parlons nii xamuñu fan la jaar xamuñu lan lañ ci def mais mi ngi sur place quand même. loolu man mënuma ko prouver man personnellement mënuma prouver parce que ñun lu ñu def mooy lan bi ñu ko joxee dañoo toog benn période bu yàgg
ñu relancer suñu comité bi ne leen foo leen toll ak matériel bi ñu joxoon waa Mbacké ndax am na distribution wala déet ñoom ñu ne ba léegi kenn woogu leen te def nañ ay appel téléphonique à chaque fois que de besoin pour ñu wax leen kañ lañ koy def ñoom demuñu biñ toogee ba mu yàgg ñu ne kon léegi comme def ngeen loolu yow jàllul on va suivre la procédure administrative ñu bind lettre envoyé ko le 5 avril c'est-à-dire mooy 6 mois après bi nga ko déposé amul réponse ñu toog ba le 11 ñu constaté ne lettre bi ñu bindoon kat amul réponse mais il faut que ñu relancer waat le 13 mai ñu bindaat lettre ak ampliation ñëpp ñu si war a bokk préfet et cetera ak établissement santé publique yëpp ñu boole leen ci jusqu'au mois où nous vous parlons également amuñu réponse ci loolu nga xam ne def nañ ko loolu mooy situation bi am ci don bi ñu joxoon Mbacké. ah ouais mais loolu doy na waar sëñ Moustapha ngeen joxe don c'est pas distribué depuis 2 ans pratiquement léegi mot 2 ans ba pare amu leen idée ci fan la nekk yan moyen ngeen am ngir toppaat mbir mi. parce que xam nga fondation bi lu muy def mooy que ñun comme Serigne wax na ko tantôt dañoo dëkk Mbacké yeneen dëkk yi par contre ñoom ñoo ñuy sollicité soo gisee dëkk yu ñu dem yëpp on a fait presque 15 structures sanitaires yoo xam def nañ ko au Sénégal dans des régions différentes mais ñoom ñëpp dañuy gis suñuy activité gis li ñu koy defee ñu par le biais de quelqu'un d'un proche ou autre ñu woote suivre la procédure normale demander ñu indil leen Mbacké nag loolu amu ci parce que ñun ñoo ne kat comme doomu Mbacké lañ nit ñi di koy demander à chaque fois pourquoi pas ñun ñu jël initiative indil leen don boobu noonu la demee maintenant li ñu def mooy ba léegi ñun wàcceguñ suñu yoon parce que boo joxee mbir li ngay def mooy à chaque fois ngay laaj fu mu toll di def ay rappel biñ ci mujjee dem yaakaar naa loolu dinaa bàyyi Serigne après mu expliqué ko parce que demoon na gis préfet ba mu waxoon ne Covid bi moo taxoon mais moom dina jël en charge la question. def diligence yi ci war pour ku nekk xam affaire yi nu mu tëddee. tout à fait voilà. médecin chef moom moo def expression de besoin yi. waaw Babacar maa ngi lay nuyu pour leeral rek wax ne depuis biñ ci nekkee ba tey je crois que ci côté santé montant yi ñu ci am na solo pratiquement 5 milliards 516 yoo xam ne ni tey def nañ ko mais jafe-jafe bi ñu am Mbacké gi ñu dëkk rek lañ ko am Moustapha wax na ko bi ñu joxee don boobu ñi ngi ko joxee je crois le 22 comme ni nga ko waxee depuis suite xamaatuñ ci dara ñun procédures yi ñu waroon a jaar yëpp jaar nañ fa Moustapha wax na ko def nañ à 2 fois def ay lettres def relance lettres yi man mii sëñ Mbacké Madina di wax ak yow coordonnateur national man maa ko yóbbul sama bopp mu am ay ampliation dem lettre mi ngi noonu Babacar mën nga ko xool dem mairie ci maire yóbbul ko lettre bi ñu gën mu jot ko defal ma décharge ma dem ci préfet jox ko lettre bi mu defal ma décharge ma dem ci madame Mbacké ci bureau secrétaire am mu defal ma décharge à deux reprises ñaari lettres yoo xam ne successives yoo xam ne ni benn bi demande la pour ñu toog waxtaan xool don bi nga xam ne ni fondation 221 jox na ko waa Mbacké ñu xool fu mu toll xool état bi xool ndax joxe nañ ko wala fi mu waroon a jaar na fa mais li ci gën a doy waar mooy lettres yooyu ba tey amuñ ci benn réponse dem naa nag ci préfet recevoir na ma préfet benn yoon ñu toog waxtaan mu ne mu waxaan ma mu waxoon ma ne promettre woon na ma ne Covid bi ci lañ nekkoon mais bu ñu feexee moom dina ci dox ay jéego dina ko. promesse boobu kañ la woon. bon période boobu yàgg na mooy deuxième lettre mi ngi nekkoon le 13 mai. le 13 mai. jël la question en charge mais yéen aussi gisagu leen ci amélioration. waaw c'est bon à savoir ba tey nag wax dëgg yàlla peut-être xam naa ne moom li ko jàppoon moo ko bàyyeegul. mais ba tey jusqu'à présent ba tey amul suite. matériel bi ngeen andi. balaa ñuy dugaat ci leneen nan la mënoon améliorer qualité soins yi ñuy wax parce que Mbacké ñu ngi wax ba léegi problème mu centre de santé hôpital nangam sangam ba léegi boo amee yenn jafe-jafe ci wàllum paj tu es obligé nga dem Touba wala nga dem Diourbel te alors que Mbacké peut-être ressources yi am na fi yéen a ngi ciy jàpp
mairie beeg yeneen partenaires ñoo ngi ciy jàpp mais ba léegi gisaguñ ñu jógee du centre de santé vers un hôpital au moins de niveau 1. Est-ce que matériel bi ngeen andi mënoon na permettre ñu def loolu transition boobu. matériel bi ñu andi yaakaar naa ne matériel bu am solo la ay consommable la ak matériel lourd boo xam ne nii ak ay équipement de dernière génération tey ñun am na benn hôpital bu nekk Kédougou par exemple hôpitalu Salamata pour wax la jox la benn preuve hôpital boobu grâce à la fondation 221 moo tax tey seen bloc opératoire mën a dox ci matériel bi ñu leen jox xam nga loolu am na solo tey matériel bi jàpp naa ne bu fekkoon liggéey yaakaar gi fondation 221 am tey ak jàppale bu mu bëgg a jàppale askanu Mbàkke tey bu fekkoon ne li ca bëggoon am na yaakaar naa ne jafe-jafe yu bari yoo xam ne tey population wu Mbàkke ñu ngi koy dund ci domaine santé yaakaar naa ne loolu dana saafarawu. Concrètement mënoon nañu permettre ñu jógee centre de santé dem hôpital. waaw mënoon na ñëw jógee mën na ko. Parce que du lu bari quoi pour jógee centre de santé dem hôpital. mën na loolu. Il suffit juste am peut-être radiologie ak benn fi ñuy bloc opératoire nga am qualification. Exactement yaakaar naa ne sax loolu yoon la woon pour ñu jógee ci centre santé dem ci hôpital. Alors qui n'a pas intérêt ñu def transition bu kan moo amul intérêt pour yéen seen xalaat. pour ñun est-ce que du ñoom la parce que nag wax dëgg kenn ko raayaral sëñ bi gis nga comment dire am na ci loo xam ne suñ fa xasee ba yegg buñ ko xasee ba yegg dootul neex nañ ko wax mu leer man jàpp naa ne est-ce que poste de santé bi sax bëgg na jógee ci poste de santé. bëgg na jógee ci centre de santé pour yéeg parce que tey lii mën naa laa limal fii tuuti rek loo xam ne tey lii matériel boo xam ne tey équipement la matériel lourd la waxuma consommable parce que consommable yi su ma ko doon lim fii ba suba du jeex valeur boo xam ne ay millions la mais benn matériel yi consommable kii amoon na lu ñuy wax électrocardiogramme ECG léegi loolu anamu ñun gisuñ ko loolu ñoom mënuñ ko utiliser. ci wàllu feebar xol yi quoi. waaw loolu soxla nañ ko parce que fii diggante Touba ak Mbacké diggante Mbacké département Mbacké ku fi bëgg a def xool sa xol. ku fi bëgg a def ECG da ngay dem Ndaamaatu wala nga dem Janatu mais pourquoi loolu mënuñ ko utiliser am na benn appareil échographie boo xam ne ultrason la bu cher boo xam ne ay millions lay jar diggante 20 ba 30 millions dafay jar loolu mi ngi ci loolu anamu fu mu nekk gisuñ ko depuis lors bañ joxe matériel ba tey France daal di xëddeen gisuñ ci dara commenté anamu nañ ñu ko wan nañ xam fu mu dugg ñun loolu la ñuy laaj am na 10 lits yoo xam ne nii ay lits d'hôpitaux la ay lits yoo xam ne tamit de dernière génération la ay lal yoo xam ne nii pour ay malade la dégg naa hôpitalu Mbacké bi dafa manqué ay lal mais lal yooyu anañu xoolal 10 comment dirais-je matelas yoo xam ne nii ñoo war a ànd ak lal yooyu parce que lal yooyu dafa am ay matelas wu comment dirais boppam yooyu fan la nekk ak yeneen ay table de consultation 2 tables de consultation mais sëñ Mbacké yéen par exemple yeneen gox yi lu bare loo xam ne tey lii su ma koy lim loo xam ne lu concret la loo xam ne lu palpable la matériel lourd boo xam ne tey loolu jarul ñu naan hôpital bii la war a dem ak bii la war a dem ay lal ak ay rajo ay comment dire ECG loolu nit ñi dañ ko war a teg seen bët loolu fan la dugg ñun fondation 221 dañuy laaj loolu fan la dugg parce que ñun aussi ñun ñu joxe don am nañ droit xam li ñu joxe fan la dugg pour mën a def ay rapport pour yónnee ko suñ ay partenaires pour bu ëllëgee bu ñu soxlaa ñu mën ñoo joxaat ñun on demande que ça. mais pour comme amagu leen réponse nga xam ngeen benn par exemple cas bu demee noonu jurisprudence si beneen gox ngeen joxe fa ay matériel kenn installé wu ko. wallaahi li ma la wax ci début bi li ñu tuuru Sénégal jàpp naa ne région bu ne fondation 221 yóbbu na fa ay dons yoo xam ne ay millions la actuellement ñu ngi ci 5 milliards 500 et poussière. taw ñoom ñu ngi koy utiliser ñi ngi jot ay lettres de remerciement population bi ñi ngi sant Moustapha après nga génn lettre de remerciement yi nga xam ne jot nañ ko ci structure de santé yi nga xam ne fondation 221 dugal na fa seen loxo dama ne sëñ bi depuis 2014 fondation 221 ñi ngi liggéey à travers le Sénégal ak sous-région bi ak le monde entier dama ne Abdoulaye Diouf Sarr wax na ne ñun suñu partenaire la suñu xarit la gis nañ ko gisati ko parce que ci domaine am mooy santé
liggéey bu fondation 221 bu ëpp solo ci santé lañ koy def nee na fondation 221 moom rek moo fi ONG boo xam ne ni tey ay demande am da koy def ci temps record ñun suñu ay demande dañ koy def ci temps record. ok tey problème bii nga xam ne ni tey moom lañ am. Mbàkke gi ñu dëkk juddoo fi yaroo fi rek lañ ko am c'est dommage. parce que fondation 221 tey dañuy wolof Njaay day wax ne balaa ngaa laax jaay laax lekk tey vraiment amoon nañu yëg-yëgu jàppale suñu askan. mais nag amaguñ l'autre version am ça va. il faut que aussi tamit ñu am beneen version pour mën a xam réellement qu'est-ce qui est derrière ça quoi. waaw li nga wax dëgg la xam nga doo juger moom jël benn version. wala benn partie. il faut nga déglu ñaar yëpp. mais ñun yaakaar naa taxawuñu taxawaayu. di wax ne lii moo amul lii amul amuñ ci benn intérêt. parce que jënduñu dañoo maye. donc ki la maye moom am na droit bu la maye mu xam lim la jox foo ko yóbbu noo ko utiliser ak yu mel noonu loolu dañuy laaj du leneen droit de regard tout simplement. beneen affaire mooy wax nga santoo nga ne est-ce que am na fu ñu dem. foo xam ne nii ndax matériel utilisé nañu ko wala déet. ça peut arriver parce que tey bu ñu demee Salémata foofu seen plateau àggul benn niveau bi am na ay matériels yu fa amoon ñoom dañu waxtaan ak waa hôpital bu nekk Kédougou waa Kédougou ñoom ñoo jël matériel bu yóbbu ko Kédougou pour utiliser ko mais du am mukk ñu am benn ay matériels yoo xam ni kenn du ko utiliser. suñu fekkee nag Mbàkke dañu am benn problème peut-être problème de management wala problème de ressources humaines loolu du taar c'est-à-dire ñàkk man peut-être yooyu noonu du gàcce tey bu fekkee li ñu indil amoo la technicité qu'il faut pour gérer ko wala mais loolu dañ koy waxtaane ñu xool comment faire pour nga gérer loolu bu fekkee loolu moo am nga wax ko bu fekkee tamit da nga ko bëgg di utiliser wala je sais pas da nga ko utiliser à d'autres fins tamit également nga indil ñu ne ñu kat lii nga ma joxoon lii la parce que bii sama xoolee Diourbel on a fait le don le kañ le 26 décembre le 27 le médecin chef mi ngi nii docteur Moussa Ndiaye mën nga liiral sa bopp moo bind lii nii reversement le 27 ñoom fekk na ñoom. ñu def tout ce qu'il fallait pour que évacuer matériel bi. ku ci war a jot Babacar waaw bu la neexee nga lire ci tuuti rek mais pas lettre de lan la remerciement Babacar. ok d'accord pour wane ne ça a été diligent quand même. une jour benn fan après seen remise bi. ñu defal leen le point. waaw ñu def le point. yéen donc ñun Mbàkke loolu lañ doon xaar. du leneen. nekkuñu di polémique ak kenn dañu doon wax ne comme jox nañ leen matériel te dañoo wax ne Mbàkke dafa am problème vraiment il fallait au moins que ñu def la répartition ñu war a yóbbu ci poste de santé yi ñu yóbbu leen yi ñu war a def ci district ñu def ci district ñu mu jariñ askan bi parce que matériel tant que jariñul ñu koy utiliser rek amul sens. lii lu mën a yàq. lii lu mën a yàq bëri na. déjà ñun fondation bi tey par exemple xawma ban domaine de mais bu dee domaine santé bala ñu indiwaat dara lu ci dëkk bi il faut que ñu xam ci yan loxo lañ koy teg ak ci nu muy demee. ok loolu day yàq vraiment benn collaboration bu waroon am suñu diggante ak district santé Mbacké. ok Babacar Samb ñu ngi dalal waa fondation 221 Serigne Moustapha Fall chargé de la petite enfance bu fondation boobu ak Serigne Mbacké Madina Cissé coordinateur national de la fondation ci biir Sénégal di sant également soxna Sophie Diop bi nga xamee ne mu ngi ci biir fondation boobu di gërëm également ñëpp ñi nga xamee ñoo ngi jàpp ci liggéey bi ak képp ku ñu bëgg a jot également ci téléphone bi amaa may joxaat Babacar mun nga ñu woo 88 628 48 86 parce que liggéey bi am na solo mais askan wi aussi am nañ ci seen xalaat parce que matériel bi pour ñoom la bu ñëwee depuis 2 ans gisuñ ci seen bopp war nañu mën a laaj seen matériel fan la ne gars yi bu ko defee dinañ leen tontu ñun aussi buñ ci amaatee ay relance ñu waxaat ko ci Babacar Samb. waaw man de fondation bi tey sax xanaa ne ay rôle chronique moom du ma fi toog parce que li ñuy def dafa concret da nga ci teg sa loxo da nga koy gis te man dama ànd ak ñoom. nekk gis ñuy jëf di koy jëf ak xol. gis naa leen benn jour ñu ànd ak naa ñoom koor ñu liggéey diggante 14 heures. ba 3 heures. 3 heures du matin. ay volontaire la ñoom ñëpp. dugg si biir kër yi di jàppale askan wi ak xol. xam naa seego si volet social sax moo tax bëgg ma anticiper loolu. mais bu dee cas bii moom. wax dëgg yàlla mën naa ne li ngeen di def à part état. yéen donc yéen ko mën si réew mi. dégguma bokk kuréel goo xamante ni li mel ni mi ngi koy def. léegi nag comme demee na nii. man gëm naa ni matériel bi mi ngi sur place bu fekkee le cas de Mbacké la.
léegi nga sànq lu am solo problème management bu amee xëy na ressources humaines bi ak capacité yi nga xam te ne moom moo war a mën a doxal loolu xëy na dafay amul lépp loo gis rek diisoo la te pour c'est le bien en fait de la communauté jàpp naa ni bon. non mais ñu ngi xaar l'autre côté mais même bu amul Babacar. waaw bu amee appareil radiologie bu fi nekk. vraiment te amaguñ peut-être radiologue bu ko mën a doxal. xëy na ñoom mënuñu dem recruter spécialiste teg ko foofu mais tey ñëpp mën nañ tey jàpp. par exemple mairie bi mën na ci subvention yi muy jox centre de santé annuellement au lieu ñu koy def peut-être ay consommables ñu ne voilà on va procéder au recrutement d'un radiologue par exemple exemple bu may joxe la rek quoi. comité de développement sanitaire bi aussi comme ni muy amee dans tous les hôpitaux et dans tous les centres de santé mun nañu orienter waat priorité yi vers le recrutement de spécialistes. c'est ça bu ko defee ñu migrer du centre de santé vers un hôpital mais man li ma mënta d'accord mooy nga souscrire pour ñu may la un ay ndimbal. de l'ordre de 500 millions du ñëpp koy am. xëy na ñoom choix de cœur lañ def parce que xëy na am na ñeneen ñu gën a soxla naam Mbàkke soxla na mais ñoom ñu jël ci ñi soxla seppi ci Mbàkke may ko 400 et quelques millions ñu recevoir ko fii en grande pompe le matériel est stocké depuis une année nañ ñu wax c'est quoi le problème. c'est ça parce que ñun ñëpp ñun ñoo soxla di faju ci centre de santé bi suñuy mbokk ñoo fiy nekk suñuy xarit ñoo fiy nekk suñuy am di jàmm ñoo fiy dem mais boo demee tey fi mu ne nii pour nga am yenn soins yi c'est tout un problème alors que y a du matériel dédié boo xam ne mu ngi fa. loolu lañ ne moo mënta nekk waaye laa nañu génn ci rajo yi génn ci site internet yi. génn ci mbedd bi ñu wax askan wi ñu leen matériel bi kat ñëw na nii lañ ko war a defee mais on peut pas comprendre qu'on stocke un matériel pendant une année et quelque ba pare doo am benn information ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a joxe. voilà foofu mooy problème bi. man damay laaj ndax am ngeen yéen par exemple possibilité tabax équiper seen bopp après nag ngeen mën a livrer quoi boobu moom xam naa ne mooy dàq. pertinent très pertinent xam naa ne centre de santé bi màggat na. tey matériel ba nga ko fi defee pour mu dox fi tamit du feeñ dëgg loolu donc moom gisoon naa ngeen woon si dox wala yéen a ngi si waaw loolu nag amaguñu habilitation pour tabax actuellement lu ñu mën mooy équiper mais comme yàlla def na léegi au Sénégal suñu récépissé génn na bu ñu reconnaître fondation bi donc je pense que dans les années à venir dans les perspectives mën nañu envisager pour mën a def fi di tabax incha allah. voilà léegi demee na nii man li may laaj mooy suite bi ban suite ngeen di jël parce que mel na ni ñi ma jàkkaarloog nii am na lu leen metti loolu dañu am yéen a jàppale seen i askan mais am na lu leen bloqué. gën Babacar. man gis naa ni xam naa ni bëgg ngeen. Babacar pour ma wax la. pour ma ñëwaat tuuti ci conteneuru Mbàkke bi. mooy don yi nga xam ne tey encore une fois fondation 221 andi na ko ci district bu Mbàkke bi. pour ma leeral la benn nga xam ne yéene ji nga xam ne fondation 221 comment dire am na ko conteneur matériel bu ñu mës a wàcce Sénégal ba andi la ko port ñi ngi ko wàcceel ñoom ñooy fay seen frais maanaam transport yeegi lépp li nga xam ne nii tey dañ ko war a fay mu xam port ak transport bi ko war a transporter ba mu yegg si fa mu jëm képp ku ñu mës a andil yow yaa koy fay mais bu Mbàkke bi ñu ci sant suñu président Moussa Niang nga xam ne tey dañ man jàpp naa ne waxuma Mbàkke rek mais Sénégal yëpp dañ ko amal njukkal ci liggéey bu rafet bi nga xam ne tey mi ngi koy def bu Mbàkke bi dërëmu comment dirais-je district bi demu ci lépp fondation 229 moo ko fay lépp fondation 229 moo ko fay mais plus d'1 an yow ñu jox la matériel boobu ki la ko jox mënul fexe ba am ci droit de regard pour lan loolu man sëñ bi pour man c'est inadmissible man loolu mënuma ko comprendre ba pare ñu bind la ay lettres nanguwoo tontu lettre de remerciement sax mënuñ ko am ñii dañ leen jox tey conteneur suba ñu xëy gërëm ñu sant nañu te wax dëgg yàlla VAR am na fi madame Mbacke ci boppam devant le préfet devant les autorités administratives religieuses yi nekk ci gox bi yëpp moo taxaw ne ku gis nen a ngi ni gëm na dee ndax nelaw depuis mu nekk ci depuis mu nekk ci district bi doom bu mel nii mosu koo gis loolu mi ngi fi kon ñun xulawuñu Babacar encore une fois xeexuñu ñun dañoo nekk benn ONG boo xam ne nii nous sommes apolitiques dañuy def te yàlla tax dañuy dimbale askan wi rawatina Mbàkke gi nga xam ne nii fi lañ dëkk juddoo fi yaroo fi ñun dañuy laaj
matériel bi nga xam ne fondation 221 joxoon na ko district sanitaire bu Mbacké fan la nekk anamu nañ ko génne teg ko ci table ñëpp gis ko li nga xam ne ni ñoom soxla nañ ko ñu utiliser ko li nga xam ne ni ñoom soxlawuñ ko ñu xool hôpital yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi ñu def ak ñoom ay partenariat pour mën leen ko jox on demande que ça encore une fois de plus. ok en parlant de bëggoon na si ma la permettre may yokk ci suite bi sa Babacar laaj sànq parce que dafa laaj lu am solo man suite ma ci gis du surtout ay poursuite wala yu mel noonu xam lu ma ci gis mooy lan mooy que Mbacké dafa nekk dëkk boo xam ni dafa soxla développé wu Mbacké manque de tout bu fekkee nag am na ñuy góorgóorloo kës néew li ñu am a kës néew di ko indi di ko joxe waa Mbacké duñ ko jëriñoo c'est Mbacké qui perd du keneen loolu mooy suite bi ci teg parce que kenn ku bëgg a ñëw boo déggee ne fondation nga xam ne Mbacké la dëkk presque ñooy def Mbacké duñ xam fu mu jaar kon ñun li ñu am dañ koy yóbbu feneen te su boobaa Mbacké mooy ñàkk donc kon lii nii dafa nekk suñ ciy wax du question ay def ay wala yu mel noonu c'est que dañu saa ñu ci à cœur et que l'aide de remerciement yi ñuy laaj du pour ñun mais dañoo am ay partenaires yoo xam ni tey on a devoir de les rendre compte suñ defee pare ne ko ñun ñëbbu kat li la ñuy wax nangam donc ñooñu dañuy sawar ëllëg boo ñëwaatee pour ñu mën a liggéey ak yow. mais bu fekkee loolu du am kan mooy perte Mbacké rek mooy perte. parce que ñun fondation bi du lii moo ñuy découragé loo mais damay xalaat keneen tey ku bëgg a def dégg lii est-ce que di nga ñëw dootoo am fit dootoo ñime parce que da naan soo ko fa yóbboo est-ce que askan bi tax nga koy defal dinañ ko jariñoo. donc loolu moom mën daal suite boobu laa ci gis. ok balaa ñuy dem ci yeneen yi bëggoon naa également defal waa centre de santé bu Darou Marnane benn plaidoyer rek parce que ñoom depuis pratiquement 15 mois ñoom amuñu ambulance te yéen a ngi maye matériel bu am solo centre de santé bu Darou Marnane nekk centre boo xam ne li mu polarisé ci askan kenn xamul nu mu toll seen ambulance nekkoon ci accidenté woon ndax ay aller retour yu bari Babacar. ba fi mu ne nii depuis 15 mois. amuñu ambulance loolu est-ce que yoon la bu ñu amee ku ñuy war a évacuer dañuy àbb wala ñuy dugal ci ay taxi ak yooyu war ngeen ci jàpp Moustapha. na ngeen ci boole tamit hôpital bu Saint-Louis ambulance. war ngeen jàpp ci loolu sëñ Moustapha ak sëñ Mbacké Madina Cissé di ngeen yóbbu ambulance centre de santé Darou Marnane wala nañ ko bàyyi ci projet 2021 yi rek. waaw lépp mën a nekk ak fondation 221 yaakaar naa ñun moom. niñ ko xamee rek. maanaam bëggoon ngeen am ci ay engagement quoi allo nañ jël kii ba noppi. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Mouhamed Diop directeur général. waaw ñu ngi am. ñoo ngi lay ziar bu baax. sëñ Diop da nga def. ñu ngi sant bu baax a baax mais duñ ci am. yaa ngi jàmm maa ngi lay nuyu di nuyu sëñ Mbacké ci sa moomu di nuyu ci waa groupe fondation 221 bi yëpp. man nag mi duñ ci am bu ma waxee ci fondation 221 wala cee ma ci wala cee wax. parce que nee numéro 1 dégg man fii ci département Mbacké ren ci fondation 221 la. maa ngi nuyu président national bi sëñ Moussa di nuyu président national bi di nuyu ci sëñ Mbacké di nuyu Sophie di nuyu ñoom Soxna Diallo di nuyu groupe bi yëpp maa ngi leen di nuyu. Mouhamed Diop fondation 221 ñoom dañuy def at mu jot. loo xamante ne ñoom rek ñun ñoo koy def fii ci région bi di ko def ak fondation 221 Sénégal kenn du ñu ay action sociale ñoo ci man ku yàlla bind. dañ koy def ci yàlla sax. sans contrôle. ci ndigalu sëñ Mbacké Cissé moom nga xam ni moom xeebul kenn. handicapé comme handicapé département bi yëpp. bu ñu amoon ñett ñu mel ni fondation 221 mën naa wax ni carrément ñu handicapé suñu yëpp day jàpp loolu rek ñu am considération ci personne handicapé yi mu nekk loo xamante si dañ koy saluer ñun di lancer appel yenn partenaires yëpp def million amul lu mu dul joxe nag ci cadre handicapé yi amul parce que kon bu leen invité foofu ko kon man ci région bi RFM Mbacké man ñun bu ñu duggee dañoo war a dugg ak jaadu trop nag sëriñ. allo sëñ Mbacké. waaw Baye Dame. allo sëñ Mbacké. waaw Baye Dame maa ngi lay dégg Baye Dame. handicapé sëñ Mbacké ñu ngi lay di la remercier di la encouragé. macha allah. ci turu département Mbacké handicapé département lépp. macha allah parce que lépp looy def sama loxo bi lay jar maa woo handicapé te maa woo handicapé Mbacké jox leen ko. macha allah man waxuma sax département Mbacké mais Sénégal amul mooy fondation 221 amul. dañu leen ñaan nag ngeen def nag affaire bi muy teg sous région bi yëpp. Sénégal moom kenn dootul
laajte fondation 221. jërëjëf. koor yéen a gën ci handicapé yi tabaski yéen a gën ci handicapé yi màggal yéen a gën ci handicapé yi leneen bépp événement bi am yéen a gën ci handicapé yi kon ñun ñu fi waxu rek du ay koor ci lañ koy wax ci sama tur man mi dem ci am sant nañ trop fondation 221 suñu amoon fukk yu mel ni yéen wala ñett ñu mel ni yéen suñu jafe-jafe yu bëri duñ koy wàññi parce que Serigne nag maa xool que da ngeen ni si ñu mën partenariat yaa ngi ci kontaan naa trop handicapé département bi kontaan naa trop nag buñ ko wax ak buñ ko waxul nag. jërëjëf Medoune. dégg ngeen trop Serigne. jërëjëf Medoune. ñu ngi leen di ñaan taw fex di ñaan lu ngeen mën rek bu déwénee ngeen mën lu ko raw. amiin amiin. nekk ci yàlla wax dëgg yàlla. amiin Medoune. jërëjëf dama dugg pour rek. jërëjëf Medoune Thiam président association départementale des personnes handicapées bu diwaan bu Mbacké ngeen dugal seen loxo également ci wàllum social bi mais ambulance bi waxagu leen ma ci dara de amagul benn engagement. waaw ambulance bi incha allah dinañ ci taxaw. incha allah moom lu ci waay soxla rek mën na def demande. d'accord mu adressé ko à monsieur le président de la fondation 221. bu ñu ko jotee rek lépp loo xam ne fondation bi moom mën na ko. te ci domaine am la. incha allah yaakaar naa ne dinañ ci taxaw. dinañ ci jóg social bi Babacar aussi am na solo. waaw social bi moom ak liggéey bu ñuy liggéey ci wàllum teen yeeg et puis gis naa collaboration bu ñu tàmbalee ak xalif général des Mourides. bëggoon naa nga laajal ma leen loolu. waaw man moom laaj bi may laaj sax damay laaj social bi am na solo loolu waaye lu tax ngeen taamu Aliya ak Nindi fii Mbacké aussi dafa am ay kàttu yu ngeen gën a taamu te Mbacké dafa yaatu ciblage wala da ngeen gis ñooñu ñoo gën a itteewu. waaw souvent nag Pape kii Babacar si dëkkuwaay ni muy bindoo soo xoolee la plupart du temps les périphéries ñoom ñooy gën a dund précarité parce que seen manque de moyens parfois moo leen poussé à ce que ñu dem fu sori pour am fa kër loolu soo ko xoolee mooy tax ñun ñu ciblé parce que booy dimbali tamit da ngay dimbali ñu ko soxla. Effectivement. loolu moo tax souvent ñu dem si dans les quartiers périphériques pour au moins apporter leen suñu appui loolu moo tax ñu choisir quartier yooyu noonu. te li mu gën a neex mooy da ngeen di bette ndax ànd naag yéen ci koor gi ndeysaan benn waaye boo xamante ne da doon wëri ginaar boo tamit taxee ba soo tamit jox ginaar bi dafa taxaw mel na luy joxe. ndeysaan di ñaan yu métti. yóbbu ko seen kër. ndeysaan dañ koy def ñu bëri. loolu jékki-jékki rek bett la ak dara. bett la ak bu ñuy joxe du ñuy joxe avec la manière. duñu joxantu de. da lay jox loo xamante ni yow sa famille yëpp mën nañ kii ba mu des loolu moom lu ma seddu la te benn ñoom laa gis ñuy joxe ba mu des. loolu bëgg xam seen ay moyens seen ay fi ngeen jëlee ressources yi ndax yéen da ngeen di sóoraale loo xamante ni maanaam dafa doublé li ngeen war a def. waaw ñun nag suñuy def comme li nga ko waxee suñu slogan mooy du cœur à l'action. c'est-à-dire da nga koy day jóge ci xol. loolu également bu ñu koy def tamit du xaalis bu fi tegu bu ñu am. am na action yu bëri yu de moo tax à chaque fois su ma ko amee occasion bi damay sant waa fondation bi tous les membres. parce que dañuy jël seen doole. ak seen doole poche di ko ci def. salaamaaleykum. may ma jël kii Moustapha waaleykum salaam. waaw ñu ngi lay fay bu baax noo tudd ak foo ñu woowee. maa ngi tudd Aliou Sow. Aliou Mbaye. maa ngi leen di woowee actuellement maa ngi leen di woowee nii Bambey mais maa ngi dëkk Ndoyeen élevage. Bambey ngeen ñuy woowee bisimilah. waaw di nuyu seen invité yi. jërëjëf. ku ci mel ni Moustapha. ak le coordinateur. di rafetlu bu baax a baax liggéeyu fondation 221. ndax man bu si mieux placé tamit pour wax ci. ndax sama dëkk di Ndoyeen élevage extension ñoo ma fa defal teen tey teen boobu noonu ñu utiliser ci gagné économiquement parce que tey boo fa demee teen bi presque benn ndox mu neex la ñu fay jaayee butéelu ndox fi ñuy jaayee 100 francs ñun ñu ngi fay jaayee 25 francs ba pare li ñuy am delloowaat ko ci koñ ma ñoom Moustapha nag loolu nag grâce à Moustapha ak Sophie Diop may koy nuyu moom tamit de passage di leen wax rek fondation 221 vraiment utilité publique la ñëpp ci war a jàpp nag ndax ay doomu Mbàkke ñoo ko téye donc dañ leen war a jàppale ñu nekk tamit ay jeunes yoo xam ne mën nañ leen tuddee crème intellectuelle bi nga xam ne moo nekk fii ci département bi ci seen doom yi ñu def tamit ci district bu Mbàkke fekke naa bañ ko koy joxe donc mu nekk doom bu am important man en tant que président comité de veille et d'alerte
ba ma déggee coole bi ma amee dem naa ba hôpital ba pour vérifier problème bi lan la am na nag liñ ma ci jot a wax comme quoi que ni matériel liñ fa indi yi ci gën a bëri version anglaise la loolu am nañu ko wax mais du ma justifier du ma mën a justifier ko loolu la wala du loolu mais am na loo xam ne wax nañ ko ci ñenn ñu ci bëri foog ñu am interprète boo xam ne dañuy mën a utiliser matériel bi beneen bi tamit mooy que ni matériel bi am na loo xam ne personne qualifiée moo ko mën a utiliser hôpital Mbacké dafa am problème ressource humaine moom da koo am waaw parce que matériel bi 221 rek waroon na mën a tax tey Mbacké nekk hôpital de niveau 1 parce que lu ñu mën a bañ xam nañ ni matériel de qualité la donc loolu moom vraiment dama leen di féliciter di leen remercier ci loolu aussi di remercier aussi tamit yéen animateur émission bi donc ñu wax ngeen ñaanal ñi damaa ànd ak FC Bawol Bambey dañoo am match contre UGB mu seen bi di leen sant di leen gërëm bu baax a baax. FC Bawol contre UGB tey ce soir def naa deuxième xaw ma troisième journée nationale 1 ñu leen di ñaanal bu baax a baax yàlla may leen ci ndam Babacar waaw wala Moustapha la woon si donation bi ngeen def. waaw maa ngi doon tout d'abord même ma remercier Aliou Sow mi nga xam moo dugg ci émission bi doon woote léegi di ko sant bu baax ci kàddu yu seede yi indi di ñaanal également FC Bawol yàlla may ko ndam. pour revenir à la question rek mooy dama wax tantôt ne lu ñuy def lu bëri dañ koy sant les membres de la fondation 221 parce que ay ndaw la ñoo xam ne nii ñoom dañoo jiital benn mbir xam nga di def partenaire la jox ngay def dafa yomb parce que auparavant noonu lañ doon def dañ doon xaar rek am benn projet soumettre ko partenaire yi ñu financé ñu dem ñu ne pourquoi pas léegi mais est-ce que ñun li ñuy def nañ ci am dara certes am nañ ci ndimbalu suñu borom de mais suñu contribution demu ci peut-être suñu doole moo ci dem mais financièrement defuñ ci ñu ne y a des activités saisonnières yu ñuy def mooy tabaski korité et cetera pourquoi pas ñun jëm ko jël en charge pour ñun suñ bopp ku indi sa fukki dërëm ki indi 1000 francs ki indi 2000 francs ñu dajale ko ba mu mat ñu jënde ko loolu ñu kon loolu yéen seen i xaalis la seen i ressource la waaw loolu ressource fondation bi la ok de par le biais des cotisations des membres ñu koy jàpp ku ne di indi sa li nga am ñu mën ko financer ma jël kii après ñu continuer waxtaan bi 88 628 48 86 allo oui waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi na ngeen def maa ngi leen di ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax noo tudd ak foo ñuy woowee. man maa ngi tudd Babacar Cissé maa ngi leen di woowee Dakar. Babacar Cissé Dakar xanaa ci kii bi nga ñuy suivre ci live bi Facebook bi. ci live Facebook laa ñuy suivre waaw. jërëjëf bisimilah. d'abord maa ngi rafetlu émission bi. di nuyu seen invité yi maanaam waa fondation 221. di ko njëkkee si Mamadou Moustapha Fall bi nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn la ci man mu nekk nit ku baax nit koo xamante ne nii au delà de 225 lu baax rek ngay def ci dëkk bi social la yi di nuyu Sophie président bi ko bokk ak Moussa Niar bi nga xamante ne nii moom moo nekk États-Unis alors di àddu rek li nga xamante ne nii moom mooy situation Mbacké bi man dama am benn suggestion bu may defal waa fondation 221 te di nii ñoom dans le cadre de leur paquetage de programme dañoo am li ñu tuddee IML mooy institut mobile de leadership man je pense que tey jii war nañu mën a def bépp localité boo xamante ni def nañ fa don ñu implanté fa benn institut mobile de leadership bi nga xamante ni moom mooy veiller au suivi et à l'utilisation de ce don là nga xamante ni chaque 3 mois dañu def rapport ci don bi nga xamante ne def nañ ko ci telle localité naka lañ ko doxalee ak naka la demee je pense que de su boobaa kon situation yi ça pourrait être évitable wala kon ñu ko mën a prévenir bien à l'avance man suggestion boobu noonu laa amoon pour wax leen ko pour ñu mën a éviter yenn situation yi en même temps aussi di leen di féliciter di leen di encourager ci liggéey bi ñuy def di rafetlu encore une fois émission bi di nuyu auditeurs yi ñu nekk si live bi yëpp maa ngi leen di remercier bu baax. jërëjëf Babacar Cissé di ñu woowee depuis Dakar ngeen mun a suivre également ci live bi à travers la page RFM Mbacké. mais Joosi mu nekkoon dafa am solo de. waaw. dama seetlu. Korité bi. action sociale bi Khadim Ndiaye jiite am problème jaaxle nit ñi nekk fa fes fa def. ñoom ñoo ñëw génn leen ci maanaam yooyu. yow couvrir nga ci lu bari. avec Xibaar 24 waaw ay affaire yu rëy yoo xamante ne dafa war a fees. maanaam nu muy demee seen diggante ak ñoom. à parfois ngeen ñëw si kër fëgg la ñu nelaw. ngeen bett leen. ak xew kilo viande yu bari wala ay ginaar. jóg kontaan. yooyu noonu lan moo leen inspiré ba ngeen def noonu ak cible bi ak seen relation aussi ak action sociale. yooyu laa bëgg nga dellu si ñu gën a xam 221 parce que damaa fekkee.
d'accord Babacar da nga may également me remercier suñu xarit boobu dugg léegi ñu koy wax Babacar Cissé di ko ne ko ñi ngi jël bonne note si suggestion boobu ñu defal pour rapport trimestriel bi ak club bi koy gérer nañ ci bàyyi xel bu baax bon pour revenir un tout ci li ñu doon wax sànq rek mooy li ñuy def suñu mënoon fexe ba du feeñ dañ koy def du feeñ c'est-à-dire du am ay vidéo ay photo mais def boobu li ko waral mooy fexe ba ñeneen ñi bëgg a def ñu mën ko def pour inciter les autres à le faire mais c'est pas pour di wane wala ci pour ni ñoo joxe lii li ma wax sànq mooy dañuy liggéey ak Khadim Ndiaye moom ñu koy nuyu au passage également mooy action sociale à chaque fois daf ñuy solliciter ci ay actions yu mel noonu ñuy liggéey ak moom parce que ñun li ñuy def rek dañu bëgg muy am traçabilité muy leer également pour que ñëpp xam ko Khadim ku wax social au niveau du département Khadim Ndiaye ngay njëkk a wax donc moom également mu nekk un partenaire avec qui on travaille li ñuy def wax naa ko sànq par le biais des membres de la fondation surtout Korité bi ñu def boobu passé mooy parce que dañu figoon objectif ñu ne pourquoi pas Korité bii nii lu ñu def au début ñu waxoon 500 poulets ci yàgg gars yi ne non loolu war nañu ko mën a dépasser quoi parce que au bout de 2 jours am nañ plus ñu ne waaye pourquoi pas kon léegi ñu def ko 1000 man ñu commencé def fundraising quoi commencé gars yi ku ne def say affaire su ma xamee Babacar ne ko Babacar dañuy joxe ay ginaar de loo ci mën a participer mu ne jën naa benn kii ne jën naa ñaar donc ñu dajale ko ba mu mat ñuy jël indi ko jox ko famille mais souvent bu ñuy estimer tamit dañuy def benn programmation comme ça ñuy def 100 familles wala 200 familles après ñu dem wuti 300 parce que toujours que day am ay marge yoo xam da nga koy bàyyi maintenant peut-être pour tabaski bi nga xam ne loolu day dis trop moo tax partenaires yi souvent y a un partenaire bu ñuy wax live à chaque fois moom moo ñu ci appuyer ñu mën ko réaliser parce que loolu dañuy jënd ay plus de 7 xam naa sëriñ dañuy ñëw ay nag donc loolu day xaw a dis donc du fait partenaire ñoom ñoo koy financer entièrement donc di wax daal fondation moom li muy def ci social bëri na trop suñ koy def tamit dañ koy def tabaski dañ koy def Korité ren jii rek soo xoolee ak pandémie bi dañ def sax ba def Covid def nañ ko Linguère ay Daara def nañ ko également Kër Massar dans la banlieue dakaroise pour permettre au moins à certaines familles démunies wala ñi nga xam ne impacté nañ carrément ay kit lañ doon joxe comme d'habitude quoi kit bi doon nekk yaakaar naa pâte alimentaire la ak ceeb ak diwlin ak café ak meew donc yooyu moo nekkoon pâte yi nga xam dañu ko doon joxe. waxtaan allo kooku rajo bi la xaw a yokk 88 628 48 86 bu ñu duggee rek nañu wàññi rajo bi ndax ñu mën a déggante 88 628 48 86 gis nañu aussi tamit beneen affaire bu nu gën a neex mooy yéen ñi kàngam yi yéenay wàcc ñi jaayante loolu itam dafa jafe si kuréel. allo. waaw Babacar. allo. jëlal kooku Babacar jël ko Babacar. allo oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah noo tudd ak fooy wootee. sëñ bi maa ngi leen di siyaar wér Malick Ndiaye laa tudd Dakar laa woowee Kër Masar. bisimilah. mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax. ñu ngi sant yàlla bu baax Malick ana waa Kër Masar yëpp. ñu ngi si jàmm bu baax a baax. bisimilah da nga bëggoon bokk ci waxtaan bi. waaw en fait sama frère yooyu ak sœur yooyu nekk foofu na sox si ma woote. aha bisimilah. dama leen woote pour remercier leen ci li ñuy def 221 di mouvement boo xam ne nii franchement la muy def askan bi yëpp gis nañ ko dañ nañ seen bët. sama frère boobu noonu di Fall Macky Sall Moustapha Fall maa ngi koy siyaar wér a wér maa ngi koy siyaar wér di siyaar sëñ Mbacke Madina di siyaar sama sœur Sophie Diop li ñuy def askan bi yëpp gis nañ ko ñëpp dañ nañ seen bët. du mouvement bi sax mais li ñuy def leneen lu mouvement bi ñu ciy yëngu tamit. li ngeen di ñaanal daal mooy jàmm ak ji jëm ci kanam te li ñuy def suñu borom. teg ci loxo barkeel ko. waaw ci borom bu baax. moom fan am nañu si ñoom daal. jërëjëf sama xol dafa fees trop parce que li ma bëgg a wax yëpp xajul ci rajo bi. jërëjëf
jaajëf waay Babacar maa ngi siyaar ba. jaajëf li nga wax am na solo jërëjëf. Ça confirme encore la dimension nationale ah waaw de la fondation. Un appel à Bambey Dakar Kër Massar vraiment tey moom li wane na ko. maa ngi ñëwoon sànq seen jaayante yéen. ba ngeen ko toog mais da ngeen di ñëw gën a bëgg mbir mi affaire yi. waaw Babacar comme ni nga ko waxee rek. c'est-à-dire nit mbir boo ko jiitee à chaque fois que damay ne yow da nga war a wane le bon exemple. su fekkee ne da nga nekk ci kanam comme ni nga ko waxee nekk au devant de la scène ànd ak ay ndaw yu jàmbaare ñu ànd ko ak suñu président Moussa Niang tey kooku noonu tey da nga waree wane yoon moo tax à chaque fois que ñun lépp lu mën a xew rek dañuy nekk au devant de la scène. bon sànq maa ngi ñëwaat comme ni ko Moustapha waxee di remercier de passage Khadim Ndiaye moom mi nga xam ne nii moo nekk action sociale wax dëgg yàlla dafay jàpp ci liggéey bu gën bu baax a baax te di wax rek ne dafa am lenn loo xam ne nii Babacar bëgg naa tey ñu xam ko lu am solo ci fondation 221 ñun Mbacké mooy nekk suñu phase test parce que Mbacké comme ni ma la ko waxee waat dafa am solo ci fondation 221 donte fondation 221 c'est au niveau national international tey lépp lu ñuy xool lépp lu ñuy njëkkee lépp lu ñuy testé Mbacké lañ koy def projet bi nga xam ne nii mooy Korité nga xam ne daaw lañ ko démarré Mbacké lañ ko xoolee ñu testé ko mu jàll de passage tamit ñu ngi ciy remercier préfet bu Mbacké parce que bi ñu koy def dafa tombé couvre-feu vraiment ñu ànd fa ak Khadim Ndiaye ñu ñaan ko moom mu comprendre ñu mu tijjul ñu boole ñu ak commissaire Diédhiou mu sécuriser ñu xaaju guddi ñu dugg ci kër yi vraiment xool population bi nga xam ne tey jàpp nañ ni ñii soxla nañ ko bëgg nañu ko Korité mais amuñu lu ñu Korité ak seen ma njaboot ñu jox leen ko kon yaakaar naa ne Mbacké ñun tey lépp fi lañ ko tàmbale sànq Jo wax na ko ci puits yi ci teen yi boo xoolee au niveau national def nañ fii lu toll ci 19 teen yoo xam ne tey ay teen yoo xam ne teen yu méngoo ak jamono la ay yoo xam ne tey fondation 221 da koy woowee lu ñuy wax ay puits moderne puits waaw allez-y waaw ci ñu jël kii ba pare après nga continuer ci teen yi parce que teen yi am na ci benn information bu am ndax wër na ndax wërut di ngeen ma ko leeral parce que dégg naa yéen a ngi xaamu jël kii ba noppi allo allo oui salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam noo tudd ak foo ñuy woowee sëñ bi sëñ man la Djili Dia Dakar Djili Dia Dakar Djili Dia Dakar RFM moo ngi lay nuyu bisimilah ci émission bi. maa ko suivre ci niveau Facebook laa ko suivre. ci live Facebook bi waaw. live Facebook laa ko suivre Dakar. ma ne waa bisimilah RFM Mbacké waaw. maa ngi gërëm sa invité yooyu. Tafa Fall sëñ Mbacké Madina moom Sophie Diop bu topp. di la wax ne lii ñuy def fondation bi ñun dañ cee kontaan trop man maa ngi woote di de maire de HLM. ok. moo tax bay woote mais ñun ak ñu HLM fii sant nañ leen gërëm nañ leen. ndax suñ ko bu ñu toll sant yaa waa ñu fi ñëw manqué woon ay matériel trop te bi fi ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla. amatuñ problème yooyu. di wax ne fondation bi édifice Sénégal gépp la. ndax fi partout dans le pays Sénégal bi yëpp ñu ngi fi dem ay ndimbal yu am doole kon wax dëgg yàlla man di wax fii HLM sant na leen gërëm na leen ndax ñëw ba léegi amatuñ problème yu bëree c'est grâce à fondation 221 kon nag ñun ñooñu toog foofu di wax noonu wax dëgg amee Sénégal ñu ne amee njukkal muy Moustapha di sëñ Mbacké coordinateur ak président Moussa ak Moustapha Fass Sophie Sénégal ñu ne amee njukkal li ñuy dimbali ci ay nit ci ay doomu aadama kenn mënu ko wax xëy na Mbacké am na ñoo xam ne ñu xamul sax baax mais ñooñu li ñuy def yàlla te yàlla rek tax ñu su ko wax maanaam ñu HLM bi sant nañ leen gërëm nañ leen ndax ci li ñuy defal jox nañu conteneur dimbali ñu soutenir ñu ci lu bari wax dëgg yàlla maanaam mën naa ci téléphone mooy sant nañ gërëm. macha allah li nga am turu maire HLM Pape Seck Babacar Sadikh Seck maire de HLM. jërëjëf nee na mu ngi ñuy woowee depuis les HLM ci bureau maire ba di Babacar Sadikh Seck moom mu ngi tudd Djili Dia ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant ci wàllum teen yooyu dama am dégg-dégg ñu ne xalif bi am na lu mu leen sant ca Porokhane. waaw Mouhamed loolu dégg-dégg boobu dégg-dégg bu wér la. lan la exactement ñu ci am mbégte di ci sant yàlla suñu borom ba nga xam ne nii tey parce que wax dëgg yàlla
ab murit moom tey mbiru Sëñ Tuubaa bu ñu la ko santee lenn wala nga sàkku ci lenn ñu jox la ko loolu yaakaar naa ak ma cant la parce que comme ni ma ko waxee woon sànq rek suñu président bi nga xam ne mooy Moussa Niang dafa amoon initiative am yéene comme xam na ne fondation 221 daf ci am benn ponk boo xam ne adduction d'eau la comme ni ma la waxee sànq bi mu ko amee mu xalaat teen bi nga xam ne ni mooy teenu Maam Jaara bi tey laaj na ay teenu Maam Jaara bi nga xam ne ni moo nekk ca Poroxaan di nekk teen boo xam ne teenu barkeelu la teen bu sell la te gis nañ ne laaj na tuuti ay defaraat parce que teen boobu ko teen bu mat a sàmm la nga xam ne nii tey buñ ko defaraatee yaakaar naa ne durée de vie bi dana mën a yàgg lool. ban façon ngeen ko bëgg a defaree. parce que dégg naa système bu gën a moderne ngeen ko bëgg a def. voilà ci ay xibaar yu mu am ba tey. voilà ci kaw loolu biñ ci waxtaanee ak sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général kulli murit yàlla na fi yàgg te wër. amiin ànd ci ak Moussa sëñ Muntaxa da ko rafetlu. wax dëgg yàlla boole ñu ak ku ñuy wax sëriñ Bass Poroxaan. ñu dem fa waxtaan ak moom sëñ Bass Poroxaan tamit rafetlu ko. am ndigal lu ñuy jox pour ñu defaraat ko teen boobu dañ ko bëgg maanaam sax defar bi sax commencé na ba daanaka yegg na li ci des bareetul teen bi dañ ko defar de telle sorte que màggalu Poroxaan gi bu ñëwee coono yi nga xam ne ni tey pèlerin yi ñi ngi ko doon daj pour am ci ndoxu barkeelu moom yaakaar naa ne loolu jeex na c'est grâce à la fondation 221 parce que teen bi tey la ko wër ci ay robinet yuy génne ndox mu neex yaakaar naa mën na fukk ak juróom ba ñaar fukk teen boobu noonu tey raccordé nañ ko ak benn réservoir boo xam ne ni tey 5000 litres d'eau lay def teen boobu tey dugal nañ ci benn pompe électrique bu am doole ba nga xam ne tey coono yéen nit ñi daan daj ak jafe-jafe yéen nit ñi daan daj yaakaar naa ne tey loolu dootul am teen boobu tey karole nañ ko ba mucc ay ba mu rafet ba nga xam ne tey barab ba boo ko soo ko tiimee rek yaakaar naa sa xol day sedd yaakaar naa liggéey ba la ca des lu néew a néew la te incha allah ñi ngi ci te pareegul fan yi yëpp dinañ ko yeggale ba pare tamit 2020 bii ci wàllu teen bi dafa am lu ci am solo loo xam ne tey dal nañu ci fondation 221 mooy teen bi nga xam ne mooy Guédé di teen boo xam ne tey Serigne Mbacke Bousso ñëpp xam nañ ko ci yoonu murit ñëpp xam nañ ko ci liggéeyu Serigne Touba bi am na teen boo xam ne tey moo ko fa bënnoon tey fondation 221 ci 2020 bi moom la tàmbalee ci liggéeyu teen yi pour defaraat ko réfectionné ko ba nga xam ne tey teen ba ma ngay doxaat na mu pare ñu jeexale ko ci teenu Maam Jaara Bousso bi tey loolu rek yaakaar naa ay misaal la. ak ngaabu gi rek waaw ak ngaabu gi nga xam ne. ngaabu 2 gi nga xam ne wax dëgg barki démb rek lañ fa jógee. di wax ne rek ne tey comme ni ma ko doon waxee sànq. fondation 221 ci teen yooyu soo xoolee defar gum na 19 teen. ok te 19 teen yëpp. soo xoolee 13 yëpp Mbàkke la nekk. d'accord allo. allo waaw. sëñ bi noo tudd ak fooy wootee. Abdou Salam Lo chef de village de Ngaabu. Abdou Salam Lo chef de village de Ngaabu. waaw. bisimilah chef de village ana waa Ngaabu. waaw Jules ñoo ngi lay nuyu waa Ngaabu ñëpp ci jàmm. jërëjëf. waaw di nuyu mbokk yooyu fi nekk. Serigne Mbacke Madina Cissé xawma loo. di leen sant bu baax a baax ci seen taxawaay. jërëjëf fondation 221 day waa Ngaabu moom gis nañ ci seen bopp bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla kenn bi nga xam ne moom la yoroon mu amoon ay gàllankoor yu metti defaraat nañ ko def ci ay robinet sécuriser ko ba nga xam ne xale mënut cee dugg kenn mënatu cee sànni mbalit muy fondation boo xam ne nag ñun li ñuy def mooy ñaanal leen rek ndax ay gone yoo xam ne yu am pastéef lañ jóg laxasaayu ngir bëgg ak réer jóge ci àdduna jóge ci Sénégal ak wéradi jóge ci Sénégal ak ñàkk xam jóge ci Sénégal ñett yooyu yëpp vraiment koo xam ne ci ngay liggéeyal li ñu war a mooy di leen ñaanal dañuy ñoo xam ne it li ñuy def séntuwuñ ci dara kenn fayuku ci seeni koppar la ñuy dajale di ko def ci mbooloo mi kon dama leen di ñaanal di leen sant nag ci turu waa dëkk di leen wax ne boobaak léegi vraiment jigéen kontaan nañ ndax jukkeetuñ
ndox mi même qualité bi dafa soppeeku te am na yeneen conseils yoo xam ne mi ngi ci yoon bi kon daal li may def mooy di leen ñaanal ci tuur di leen sant bu baax a baax a baax ndax yombal nañ ko di procédure bi. chef de village bu Ngabou. dama fekkee mu wax ni. am na moment nit sa daan na si teen boobu. moom chef de village bi. ndeysaan jigéen ñi daan dund conditions yu métti. bu nee qualité ndox bi dafa évaluer dafa gën a neex. ce qui veut dire que kon liggéey bi dafa baax. parce que man demoon na ba mujj gi napp bi dafa soreetul woon. ok ñoom ko gas ba mu gën a xóot. ba mu gën a xóotaat jotaat beneen qualité ndox. voilà. donc xam nga li dafa neex quoi ngay liggéey di taxaw di firnde tey duma fi taxaw di chronique tey moom damay ñëw rek. waaw mais tamit chronique aussi moom mooy loolu aussi non chronique aussi mooy Babacar mooy chronique aussi. mooy gis li ngay wax nga koy li ngay gis nga koy wax ah. waaye l'aspect critique xam naa la gars yi gën a tàmm. ah mais loolu Babacar li ci gën a am solo li ci gën a am solo c'est pas le plus important. taal ñu jëlaat keneen di nuyu bu baax a baax Assane Ndiaye sopp na bi mu ngi ñuy bàyyi xel mu ngi ma doon jéem woo mais malheureusement mun ma ko jël ci téléphone bi actuellement allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. noo tudd foo ñuy woowee. man Touba laa leen di wooyee. nan la tur bi wala dañ koy leb. tur bi Papa Juma Ba. ah. Pape Juma Ba. Pape Juma Ba bisimilah. waaye maa ngi nuyu sa invité bi. maa ngi nuyu sëñ Mbacke. ñu ngi koy jégalu bu baax a baax ci qualité appel boobu dagg na Pape Juma Ba bu fekkee mën na dellu si waat 88 628 48 86 88 628 48 86 ñu ànd ba tey ci waxtaan bi ak Serigne Moustapha Fall chargé de la petite enfance bu fondation 221 ak Serigne Mbacke Madina Cissé coordinateur national fondation 221 allo salaamaaleykum. allo. oui. allo RFM Mbacke. waaw. waaw Mouhamed Diop man la Moustapha Diagne. Moustapha Diagne bu Mbacke sama gox. Moustapha Diagne administrateur plateforme Mbacke sama gox. Mbacke sama gox bisimilah. waaw na nga def ça va bien maa ngi nuyu sa invité yooyu monsieur Fall ak sëñ Mbacke Madina Cissé. merci Diagne. waaw di leen nuyu bu baax di rafetlu vraiment macha allah. liggéey bi ñuy liggéey ak fondation 221. waaw ñoom moom ak plateforme bi Mbacke sama gox allo Moustapha da ngay bouger tuuti fi nga nekk aussi. waaw di ko nañ def benn affaire bu am solo ndax joxoon nañu lu war a tolloog ay kit alimentaire. waaw jiw dugg dëkk bi yëpp macha allah joxe ko fi muy lu am solo. kenn yëpp gis ko. dañ leen di sant bu baax ñoom di leen remercier te di leen ñaanal yàlla ndax ñoom fierté waa Mbacke lañ. parce que fondation bi bu ñu xoolee daanaka source bi wala base bi mën nañu wax ne lépp Mbacke la. kon dañ leen di sant bu baax a baax. waaw li nga xam ne nag moom la ñuy def ci wàllu santé surtout lépp lu jëm ci wàllu social loolu dañu ci gën a remercier parce que li ñuy defoon ci centre de santé bu Mbacke muy doom boo xam ne ni presque ay plus de 400 et quelques millions mën nañu wax ne fi ñu ko def ci Sénégal wala ci monde bi bëriwul te ONG la boo xam ne nii dafay intervenir partout au niveau international. waaw mais nag ñun liñ ci métti rek mooy dañoo nekk ñoo xam ne des fois dañuy suul jëf te suul jëf boobu. wax dëgg yàlla lu ñu ñaawlu la ndax dañ ne waaw góor du yokk ay mbagg waaye dana tax nit a góorgóorlu kon nag day baax ñoom bu ñu dikkee def li ñu def ci ay valeur lu toll 400 et quelques millions. Moustapha Diagne malheureusement communication bi dafa dagg ñoo ngi koy jégalu bu baax a baax 88 628 48 86 émission bi nag daanaka li ci des bareetul Babacar Samb. li ma doon wax rek. pour bu ko yeggalee. sëñ Mbacke Madina Cissé waaw parce que dafa am ñaari ponk yoo xam ne nii yu am solo la mooy ci teen yi ba tey après ma ñëw ci université moo Xaadimu Rasuul bi nga xam ne sëñ Mountakha joxe na ndigal ñu ngi ci nekk ci liggéey bi balaa émission bi di jeex parce que li dafa am solo parce que soo xoolee ci teen yi soo xoolee école yi nga xam ne nii nekk nañ ci Mbacke yëpp maanaam lu ci mel ni CM wala lycée de Mbacke lu ci mel ni CM Mbacke 2 lu ci mel ni CM Gaynde Fatma lu ci mel ni CM Mbacke 3 lu ci mel ni lycée de Mbacke xam nañ ne waaw ak lu ci mel ni ci FA Serigne waaw bu Njaay Serigne
comment dire Moussoobe foofu fu ne école yooyu yëpp dañ fa def ay puits yoo xam ne puits yu moderne la yoo xam ne ni yu am sécurité la yoo xam ne day joxe ndox mu neex te sell nga xam ne parce que xam nañ ne Mbàkke ndox mi neexul Mbàkke ndox mi dafa am xorom te ndongo yi des fois dañuy am jafe-jafe ba pare dañuy jënd ndox mu bari te loolu mën na ñàkk moo tax soo xoolee tey fondation 221 ci volet éducation fexe na ba intégrer puits moderne yooyu pour dimbale ndongo daara yi nga xam ne dootuñu am jafe-jafe ci wàllu ndox mu sell mu naan moo xam ne ni mu la ñuy naan beneen bi mooy université Khadim Rassoul bii nga xam ne Serigne Mountakha xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg te wér da ci am gis-gis joxe ci ndigal nga xam ne bonne volonté yëpp kenn ku ci ne la nga am yaa ngi koy jël di ko ca def gannaaw ba ko suñ président Moussa Niass sàkkoo yéenam ji nga xam ne ni tey am na ko pour bay ci aw laajtam ànd ci ak fondation 221 pour équiper ko kii bi centre de santé boobu noonu sëñ bi daf ci kontaan sëñ Mountakha da ci kontaan jox ñu ci ndigal boole ñu ak sëñ Cheikh Hakim mi nga xam ne ni tey moo yor liggéeyu université bi te pour ma wax leen ne leen tey conteneur boobu nga xam ne tey fa la war a jëm conteneur bi yegsi na incha allah incha allah conteneur bi incha allah dinañ ko yóbbu xool nu ñu koy organiser parce que dañ doon xaar liggéey bi nga xam ne tey moo fa waroon am rek liggéey bi yegg te bi suñ président ñëwee Sénégal ànd nañ fa ak team fondation 221 ànd ak sëñ Abdou Kondir Hakim ba dem ba visiter centre boobu noonu ba nga xam ne daanaka liggéey bi daanaka pare woon na loolu rek di wax ne que fondation 221 jàpp nañ ne nag wax dëgg ci lu baax la nekk te lu baax loolu ñi ngi ñaan sénégalais yi ñu ñaanal ñu ci ñu ànd ci ñun te ñu xam ne fondation 221 tey Sénégal rek moo ko ñor askanam rek moo ko ñor jàppale population wu Mbàkke jàppale population Touba d'une manière générale ak le monde entier ñoo ko ñor loolu laa bëggoon a waxaat ci côté boobu noonu si wàllu jàng bi ak waaw je pense que bon dinañ ci ñëw également ngeen même tamit petite enfance du ma faaw mu wax ci quoi petite enfance mu nekk benn volet bu ñu ñor lool parce que dañ ne ndaw mooy ëllëgu réew donc bu fekkee am ngay ndaw yoo xam ne jànguñu wala wéruñu sa devenir réew mën na sooxe donc ci loolu fondation bi di doon jël en charge nag ay xale yoo xam ne nii c'est des orphelins soit de père ou de mère jàppale leen pour que ñoom ñuy jot benn bourse boo xam mu leen permettre ñu ciy dund wala ñu ciy faj yenn soxla yi parce que Sénégal dafa nekk ñoo xam ne nii daanaka ñi seen ginnaaw di seen ndox jot seen ginnaaw bariwul rawatina nag boobu ñàkkee waajur soo amul ay taxaw rek mën naa am sa devenir sooxe ci loolu am nañ 90 xale yoo xam ni tey fondation moo jël en charge entièrement pour également si xale ba tey tamit dañuy organiser ay journée parce que xam nga ku sa loxo jotul ginnaaw doo talafoo te loisir dafa bokk ci dund xale. donc day tax ñuy organiser ay journées yoo xam ni c'est des journées avec les enfants lañ koy tuddee avec les orphelins ren lañ njëkk def première édition bi au Majlan lañ ko defoon yóbbu fa xale yëpp yandoog ñoom foog ñoom ba ñu kontaan. xale yi fu ñu jógee ci biir xale yi ci fépp la parce que loolu bu ñu koy def bi ñuy lancé yooyu dañuy demander rek képp ku am ay papiers qu'il faut que déposer ko auprès de la fondation ñu jël la. choix bi ñu def nag c'est bon à savoir ku bëggoon déposer tey siège social fan la wala yan contact la nit ñi mën a am ku toog sa kër. pour mën a déposer ci bokk ci fonds yooyu. waaw siège social fondation 221 rek dafa nekk Dakar. ok HLM Grand Yoff. donc numéro yi xam naa ko joxe léegi avant ñuy pare. comme ça ku bëgg a woote nga mën a woote ak suñu page Facebook beeg yëpp. ñu ngi ko joxe waaw. beneen effet mooy toujours ci wàllu njàng mi parce que dañu créer institut mobile de leadership tey jii. dañu bëgg a changer ni xale yi doon gisee en quoi faisant mooy fexe ba tey nit doo doon nekk di wax naan lu ma état di defar wala état def fi dara wala suñu koñ bi dafa mel nii il faut que nangam non maintenant on s'est dit que il faut que l'initiative jóge ci xale yi c'est-à-dire soo nekkee école ñu former à telle sorte que da ngay def les travaux d'intérêt général école bi bu tilimee école bi bu manqué dara au lieu que ñu toog di grève wala yu mel noonu les enfants booy élèves yi ñooy regroupé wu dans des clubs kon de dem institut mobile de leadership def seen ay reboisement def seen ay setal à chaque fois boo def duñu xaar kenn lu manque ci école bi également ñu jéem a fexe ak seen i moyens ba def ko bi ñu def ñu ngi def nañ ko Mbacké 3 je pense bi ñu njëkk a def ñu ngi woon Mbacké 3 def nañ ay journée reboisement
opération ànd ko également ak conseil communal de la jeunesse di ci nuyu wàllu sëñ May Seck mi ngi jàppaloon nañ ci logistique bi ñu ko doon def donc yooyu lañ bëgg indi ci wàllum jàngale ba former les xale yi ci wàllu leadership être des leaders au sein de leur communauté pour que tey ñu bàyyi dem yi ñu doon def bu njëkk ba ay maire sànni wala yu mel noonu ñu dire que ne sama koñ kat ñun ñoo fa dëkk donc c'est à nous maintenant de defar koñ bi duñu xaar Babacar mu jóge fe wala Jo mais ñun lan lañ mën a defal suñu réew donc loolu moom laa ci doon wax pour terminer rek ci waxaat ci teen bi parce que den dafa am solo soo xoolee lycée yi collège Mbacké 2 wala nga dem CM Gaïndé Fatma élèves yi nombre yi bëri na telle enseigne que pour ñu mën a am ndox mu ñu naan day jafe parfois coupure robinet am te du xale yëpp ñoo mën a jënd ku ne benn sachet ndox fukki dërëm à chaque fois. surtout boo yendu école. donc ñu ne alternative lan la def leen ay puits moderne pour que ñoom au lieu que ngay dem ci robinet bi comme ndox mi ndoxu Mbacké moom dañ koy waxtaane lu doy na waar ndox mi neexul ba pare day manqué ñu def leen alternative boo xam dañuy am seen ndox di ko naan di ci dem ci seeni soxla te duñ ci fay centime. d'accord loolu moo nekkoon kii bi jërëjëf. émission bi jeex na daanaka li ñu cëraloon ci waxtu jeex na dernière rubrique bi avant ñu ci ñëw peut-être ñu jox Sophie Diop rek comme mu ngi ci plateau bi mu nuyoo ak waa askanu Mbacké mais également juste balaa ñu ñëw ci dernière partie rubrique bi mooy j'aime pas Babacar yore naa la benn bay passé waxoo woon sa kii waaw tey ñaar ngay def Sophie Diop bisimilah. comme nag maa jël mënuma say ñàkk wax mais prévoiruma ko donc maa ngi nuyu auditeurs RFM yëpp 98.4 fii ci Mbacké ak Touba ak di ko wër di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa nekk ci plateau bi muy notre coordinateur national Serigne Mbacké Madina Cissé Serigne Moustapha Fall bi nga xam ne moom mooy tout ce qui est petite enfance di nuyu Babacar bu baax ak Jo yow di la nuyu bu baax a baax a baax donc li ñu fi doon wax yëpp wax nañ ko di leeral rek tuuti rek la fondation 221 ay volontaires ñoo ko seq te volontaires yi vraiment dañuy liggéey te duñu xaar dara chaque jour ñu ngi ci terrain bi kenn ku nekk ak projet bi nga nekk di si liggéey ak kenn ku nekk liñ la dénk dafay dem ba mel ni sax genre compétition kenn ku nekk ak projet bi nga ne da ngay bëgg gën a def résultat donc franchement ñoom volontaires yëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp parce que xam naa ñi ngi déglu di wax ne aussi liggéey bi ñuy def du Mbacké rek la yam c'est partout c'est partout au Sénégal même sous région bi tamit ñi ngi fa comme ni nga ko waxee muy Côte d'Ivoire di Mali di wax na rek pour ñëw ci doomu Mbacké bi vraiment ñi ngi lancé un appel parce que tamit li ci nit ñi wax rek lañ ciy waxaat xuloowuñu si xeexuñu li ñuy demander rek mooy fu matériel bi nekk liñ ci mën a utiliser ñu jël ko liñ ci mën a utiliser ñu jox ko ñu ko mën a utiliser parce que tamit santé dafa xaw a complexe dafa am poste de santé am case am centre de santé am niveau 1 niveau 2 niveau 3 donc kàngam yi nga xam ne ñooy yàpp matériel yi ñi nga xamante ne ñooy defar conteneur yi seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu woowu duñ dugal du n'importe quoi ci conteneur yi pour indi ko pour jox ko hôpitaux yi ça moom qualité boobu moom dañ cee liggéey ba pare donc amul lenn luñ ñu mën a wax ci problème mu qualité mënuñu ko am ci qualité donc foofu bu ñu fa ñëw li fa mën a nekk rek mooy soit jox nañu matériel mais bii de niveau 2 moo ko mën a utiliser wala niveau 3 mais à Touba et à Mbacké am na niveau 2 am na niveau 3 Ndaamaatu mi ngi fii hôpital Matlaboul Fawzeyni mi ngi fi niveau 3 la lépp lay def donc de ce fait ni ñuy faral di liggéey mooy su matériel bi ñëwee parce que li nga demandé mën na la jox lu ko ëpp su matériel bi ñëwee dañuy def la distribution def dispatching bi kenn ku ne jël li nga soxla ci ndigalu médecin chef bi ak ñi nga xamam ni ci liggéey donc li ñuy demandé wuñu dara mais juste rek pour leeral mooy consommable yi nga xamante ne nii moom day périmé su périmé wul dina ma jaaxal su fekkee distribué wuñu ok ñu ngi nuyu ñëpp d'accord Babacar j'aime pas li ma bëgg ak li ma voilà man ce que j'aime pas mooy li ma faral di gis ci médias sociaux yi di wax si loo xam te ni amoo si lenn lu leer dem Cheikh Yérim Seck dafa def lu am solo kate coow li amoon ci affaire loi bi ñu dugaloon assemblée muy couvre-feu bi état d'urgence bi ñu ngi si wax te xamuñu si dem la ko leeral ñëpp man dafa leer sax boobu en tant que homme de média te xam naa masse bi ñëpp tamit noonu la demee woon si ñoom kon ñi nga xam ne ñu ngi manipuler opinion bi nañ ko bàyyi loolu moom j'aime pas ce que j'aime nag mooy des jeunes comme ça par leur pragmatisme leur sens de bien faire moo waral ñu am résultat fondation 221 j'aime leur démarche vraiment macha allah Moustapha dernière partie bi nga tàgguwaale ce que tu aimes et ce que tu n'aimerais pas. waaw li ma bañ moom mooy indiscipline
waaw loolu moom bëgguma ko quoi. ñàkk taalibe bëgguma ko. li nga gën a neex nag ci dëkk bi. li ma gën a neex ci dëkk bi mooy solidarité bi fi am. pour xeex mbas mi. di ñaan mu sax. très bien jërëjëf Cissé. waaw Mouhamed man moom xam naa ne li nga xam ne nii daal gën bëgguma ko nit daal quel que soit alpha booy wax del wax lu la wóor. booy wax del wax loo xam ne nii xam nga ko. li ma neex mooy Sénégal tamit benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. mbas mi moom bi mu ñëwee ñëpp ànd nañ ci. waaw beneen bi mooy mënuma wax ci fondation 221 yëpp ba tëj. te santuma Serigne Modou Mamoun bu Sëñ Fallou. parce que Sëñ Modou Mamoun bu Sëñ Fallou dafa nekk kenn koo xam ne nii kenn la ci fondation 221. maanaam mooy bopp fondation 221. kon nag ñi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal. d'accord yàlla na taxawaayam yàgg. amiin jërëjëf ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax yéen tamit di leen sant di defaat également un plaidoyer pour femmes yi nettoyer ci mbedd mi Babacar xaw ma UCG lañ bokk xaw ma leen mais conditions yi nettoyer nekk na conditions yu jafe-jafe amuñu ay plots pour dénivelter surface yu ñuy nettoyer amuñu également ay gilets. pour ku leen sori mën a xam ne fii am na ñuy liggéey ñu fi nekk mos naa ko fi wax maa ngi ko fi waxaat dañuy xaar nag ba jéyee am fi ñu door a toog di regretter que masawu nañ leen mettre dans des conditions idoines pour ñu liggéey parce que gis naa yeneen zone yoo xam ne am na ñeneen ñu fay intervenir vraiment dañuy équipé wu mais ñi ma gis ñuy liggéey entre Touba et Mbacké il faut ñu gën leen mettre dans de bonnes conditions ngir ñu mën a liggéey di leen gërëm bu baax a baax di leen sant Moustapha Fall la woon chargé de la petite enfance bu fondation 221 ànd ak Serigne Mbacké Madina Cissé coordonnateur national bu fondation boobu fii ci Sénégal ànd ak également Sophie Diop di gërëm bu baax a baax ki nga xam ne mooy Babacar Samb bu xibaar 24 nekkoon suñu chroniqueur bés bi di sant bu baax a baax di gërëm également Marema Diop di ko wax xam naa prochainement samedi prochain dina ñëw ci li nga xam ne mooy émission bi di leen gërëm bu baax a baax di gërëm également ma Diop Sylla naroon naa ko fàtte di leen jox rendez-vous incha allah samedi prochain ak beneen émission géew bi jërë ngeen jëf. ak senevision.com la crédibilité notre credo. senevision.com wóor la ñuy tëggoo. senevision.com kumpa tàggoo nag yéen. kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci site bi